téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaan mbégte toogaat présenté waat leen seen émission takkusaan ni ñu koy defee rek ayuba si nekk altine lay doon ba alxames jàpp 16h 17h ñu gërëmaat bu baax a baax président Macky Sall ni ñu koy débuté rek saa su ne parce que xam nañ ne ci jàngoro jooju la ñu nekk ba léegi muy coronavirus bi Covid 19 bi xam nañ ne ci la ñu ne moom mu nekk di sensibiliser askan wi ñu ngi koy nuyuwaat bu baax président di ko sargalaat ci taxawaayam bu rafet ci askan wi ba dem ba assemblée fële palais de la république nuyuwaat ko fa sargal ko nuyu soxnaam tamit première dame sargal ko bu baax a baax mais nuyu tamit macha allah colonel Maysa Sele Ndiaye moom tamit sargalaat ko bu baax a baax di nuyu membre de gouvernement bi yëpp sargalaat leen jaajëfal leen macha allah gis ngeen président nee naa leen ni mu ko defee dañuy daal di topp si ginnaawam daal saa su ko defee ñu mu duggee RTS raxasu ba set daal di jël li nga xamante ne moom mooy gel bi su ko defee ku fi ñëw ñu daal di la koy jox macha allah nga daal di def ci say loxo daal di sensibiliser askan wi ñu daal di fay invité tamit monsieur le ministre Alioune Ndoye macha allah ñu nuyu ko moom it sargal ko monsieur le ministre dañ lay jox nga sensibiliser askan wi xam naa raxasu nga ba set waaye nag macha allah yow si nga ñu daal di lay jox utiliser gel hydroalcoolique waaw am na solo ci ay loxo yi set waaw ci la gënee te di moytu joxante loxo bi saafante bi waaw loolu am na solo itam da ciy am solo bu baax a baax moo tax noonu lañ lay jaajëfalee sargalaat la bu baax a baax ci teew bi nga fi teew ministre Alioune Ndoye macha allah ministre de la pêche et de l'économie maritime ñu am mbégte ci dalal bi nga xamante ne dalal nañ la ko fi ñuy rafetlu sa toogaay fii ci Takkusaan ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan waaw soxna si maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm ci li ngeen ñu dalal fii ci seen plateau Takkusaan ni nga nuyoo président de la république ñu koy nuyoo ñu nit di ko jaajëfal vraiment ci taxawaay chef de l'état bi mu mëtal sëkk surtout ci fan yi nga xam ne mën nañu am jaaxle waaye nag gis nañ ni daal bu dee Sénégal bateau la gouvernement ba mu ngi ko téye bu baax mook ñi ko wër ak professionnel santé yi nga xam ne vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant ci liggéey bu mucc ay bi ñuy def waaye nag di nuyu bépp doomi réew mi sénégalais yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan di ñaan yàlla xëy na suñu waxtaan bi am jur njëriñ dëgg la mu am solo lool sa toogaay fii ndax nee naa leen képp ku fi toog rek am na pàcc boo xamante ne yow da nga koo am ci li nga xamante ne moom mooy askan wi pour waxtaan ak moom ci kanam tuuti ñu daal di xuus ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi ma daal di nuyu tamit Siga Diagne mu nekk marieur soxna Siga maa ngi lay nuyu yow di la dalal jàmm ci suñu émission Takkusaan maa ngi lay fay di kontaan lool tey si invité bii ngeen a invité di nuyu suñu ministre nga xam ne tey danoo am mbégte bu baax a baax si boole gi ñu boole si lii xam ne tey moo lëmbe réew mi waaye nag alhamdulilah ba nu amee président boo xam ni maîtriser na peuple bi maîtriser na nit ñi xam ne tey ñooy ay waa këram ba wannu li xam ne tey buñ ko jëfandikoo daal di mucc si yàlla mënoo musal si lii kon tey am nañ kontaan bu baax a baax te nag dañuy ñaan yàlla nit ñi am xel ak kattan ak dégg ba lii président wane ñëpp góorgóorlu si te xam ni njiit bu matee njiit bu gisee loo xam ne tey war naa jëm si ay waa këram da siy taxaw wan leen ko pour ñu jublu si pour yàlla musal si lépp loo xam ne day loole jërëjëf damay daal dem régie jëri ji situation du jour bi bu ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi daal di eggalewaat waxtaan bi malheureux leen communiqué wu tey bi tey altine juróom benni fan si weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu testu tey si juróom ñeent fukki test ak juróom yu ñu réalisé ñeent ñoo si positif bon nag ñeent ñoo si am jàngoro ji ñetti ay cas contact yu ñu doon suivre la benn bi moom la ñuy wax transmission communautaire mënaguñ ko lënkaleeg keneen ñu leen di yëgal tam ne tey fukki patient yu newoon hôpital wér nañu bésu tey bi dañ leen génn hospitalisation si bés bi ñu yëgal ne donc ñi xamante ne ñi ngi hôpital ji faju
ñu ngi yëg tan bu baax si bésu tey bi ba mu dooree léegi 222 cas moom la ñu déclaré Sénégal ñi si wér nag juróom-ñeent fukk ak ñaar lañ ñaar ñoo si génn àddina kenn ki ñu évacué ko bon nag si bésu tey bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñu ngi toll si téeméer ak fanweer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu tënku bu baax si li ñu leen di digal pour que xeex bi contre Covid-19 ñu mën ko gagner si nu mu gënee maa ngi leen di remercier bu baax. mu am solo macha allah mu nekkaat xel mu dal boo xamante ne gis nañu bilan bi ba mu doogee ñëw ak léegi monsieur le ministre gis nañu chaque jour dañu doon gis mbir mi di gën a tiital askan bi mais gis nañ ne diggante ci ayu bés bii nii mi ngi gën a wàññeeku nan nga jàngatee li nga xamante ne sa naataango bi wax na ko ak lan ngay dolliwaat askan bi. waaye li may jàngat rek mooy li ma wax tàmbale woon sànq. mooy liggéey bu rafet li nga xam ne professionnel santé yi ñu ngi koy def. ak itam mesures yi nga xam ne dañ ko jël pour aar réew mi naam mesure am na yoo xam ne day metti waaye gis ngeen ni am nañ ci résultat. mu am rek tiitaange bu ci des mooy li ñuy wax cas communautaire. nga xam ne am na benn encore bu génn. te cas communautaire li ci xaw doy waar foog naa ni mooy que ni du ñu mën a xam fañ ko wàlle. waaw te xamel boobu dafa am solo parce que loolu mooy may technicien léegi ñu cas contact yëpp ñu déterminer ko. pour mën leen a saytu ci diir bi nga xam ne mën nañu développer jàngoro bi. pour isoler leen. ba ci diir boobu romb comme ça bu dee am na souci ñu faj leen bu amul nag ñu libéré leen. mooy boo seetloo cas contact yi ñuy wax. par exemple tey am na ñett. waaw ñett cas contact mooy ko donc ñi nga xam ne. dañu jege woon ci koo xam ne infecté woon na. service yi di ko suivre pour nga wax ne suivi boobu am na solo. parce que ñii gis nga bi mu feeñee rek kan la te danañ leen jël en charge ba pare jël nañ à disposition amaana pour ñu bañ a contaminer ñeneen. lawal ñeneen. kon loolu dañuy delloo rek ci li nga xam ne lii professionnels yi wax. dafa am solo. il faut ñu tënku ci bu ñu bëggee aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu askan. sinon mbir yi mën na gën a jafe te ñu ngi sant yàlla nag Sénégal quand même fi mu ne nii. non seulement naam cas yi boo demee ba 226 cas da ngay xaw a jaaxle waaye macha allah ci ñi nga xam ne faj ñuy wër kon nag loolu war nañ ci sant yàlla sant bu baax suñu professionnel de santé yi ak seen i équipe sant itam gouvernement bi nga xam ne notamment le président de la République daf ko jox priorité à tel point que ñooñu fi ñu toll nii lu ñu ko laaj amaana da ci taxaw faj ko ci saasi. waaw ndax day am loo xamante ne ngëm-ngëm daf ciy daal di am mais nañu fexe ne gën a matalaat li nga xamante ne moom mooy toogaay bi nga xamante ne wax nañ ko ñu gën a mën a sàmmaat li nga xamante ne fii nii nee naa leen feebar bi law mooy jafe-jafe ci askan bi mais bu fekkente ne fexe nañu toog respecté li nga xamante ne moom la ñu këru docteur yi wax dina war a mën a tax mbir mi ñu gën koo mën a saafara ci nu mu gën a gaaw bu ko defee ñëpp daal di mën a delluwaat ci li nga xam ne moom mooy seen ay activité parce que fekk ñu ngi gis ay benn yoo xam ne daf ñuy dab rek day tax rek ñuy gën a yokk mbiri kon defe naa ñu toog saafara ko day gën. tout à fait loolu moom il faut vraiment ñu tënku ci sacrifice la boo xam ne dañ ko war a jël parce que mooy solution bi xam nga tey am na ay réew yoo xam ne ci li ñu jël ci décision moo gën a metti fi ñu tolloogum ñun mu leer ma nag bu ñu tolloon ci yenn situation yi nguur gi du hésiter jël disposition yooyu tey nag kon Sénégalais bu ne yaa mën a aar pour que décision yi gën a mën a métti yow yaa sa taxawaay moo ko war a indi Sénégalais bu ne yow yaa mën a à la rigueur sax fi nga ne boo bu dee da nga fay daan doole sax yaa war a am taxawaay bi tax par exemple bërëb boobu ñu bañ koo tëj booy nga jël matuwaay yi nga xam ne bërëb boobu dana dëppoog li nga xam ne tey moom la au niveau mondial organisation mondiale santé ak ñëpp wax ni minimum lii la ñu war a jëf distanciation sociale bi maanaam diggante bi ñu war a bàyyi entre ñaari nit ak matukaay yi ñu war a jël président wan na ko sànq raxas loxo yi gel hydroalcoolique yi waaye itam fa ngay nekk nga koy mën di désinfecté
sol masque bi dafa am solo nit ñi di sol masque te loolu nit ñaa ngi ciy góorlu gis naa ni initiative yu bëree ngi law ci réew mi te am nañ ci yaakaar parce que loolu it am na solo gis ngeen ni man bi may ñëw fii pour joxe exemple bi sax waaye it pour aar sama bopp damaa ñëw ak sama masque waaw bu doon émission bi dama koy continuer takk parce que dama bëgg képp Sénégal yi def ko parce que bu ñu ko defee yëf yi du dem ma tënkee ko foofu rek xëy na pour bañ a jël kii bi yëpp mooy que ni wax nañ la ni virus bi amul ay tànk du dox déedéet ñun ñi ñoo fu mu jógee dem feneen ñun ñi ñoo ko fa yóbbu kon nag ñun ñoo ko mën a faagaagal mu am solo bu baax a baax Adja Siga lan nga siy dolli ci li nga xamante ne mooy li ñu wax en tant que mariée nga nekk tamit femme développement mu doon loo xam ne lu am solo ndax xeex bi ñuy xeex li nga xamante ne mooy Covid 19 bi jigéen ñi tamit am nañ ci part de responsabilité surtout ci pàcc bi nga xamante ne fa nga nekkee. alhamdulilah ba nu amee ministre boo xam ni xam na jafe-jafe bi ñuy dund ba mu taxaw si. kon loolu alhamdulilah. waaye li ma si mën a dolli mooy ñun fi ñu nekk. si jën. ñu ni nekkal muy directeur ba mu nu bàyyeel. mi ngi góorgóor bu baax si lii xam ni tey mooy feebar bi xam ni tey moo lëmbee. xëy na rek yàlla moo ko indi. ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla teggi te bañ kaa tegati benn jàmm. waaye jamono bi ñu toll nii. waa marché bi nekk. ñu ngi jël sunu matuwaay di si jéem bu baax a baax. jéem biñ ciy jéem tamit du yem foofu waaye ñi ñëw si ñun. di jëndeek ñun di jaay heure bu ne ñu leen di wax bu ñu yeggee ni ñuy def ak ni ñuy war a def ak seen njaboot yi. ak bu ñu yeggee seen kër yi li ñu war a def. ndax ñun gel bii nga yore. boo demee nii yor nan ko. boo ñëwee di ñu jox xaalis. dañuy laal gel. dañu yor ay gants. ngeen takk ay gants dañuy takk ay gants. ñun marché poisson bala ngaa dugg biir marché. da nga yor gants. da nga takk mas. te place boo dem boo laajtee borom dana la wan liquide bi. pour xaalis yi ngay jël. te xamoo ñu koy jël lan la ñu yore. kon loolu moom alhamdulilah. sant yàlla sant yàlla baax a baax. mu doon lu am solo macha allah monsieur le ministre ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi ndax l'économie maritime bi ndax am na ci benn sooke boo xamante ni indi na ko ci. waaw xam nga lii moom. fu ñu nee restriction rek. muy ay jafe-jafe yoo xam ne souvent acteur ba prévoiru ko wala yorul organisation bi. donc forcément day am lu mu laal ca liggéey ba ak koom-koom xel yi nag fa ñu war a màcce mooy nan la ñuy def ba loolu ñu wàññi ko pour que parce que koom-koom gi itam il faut muy dox waaw te nag dafa am ni ma ko waxee suñu askan dafa am ni mu bindoo souvent dama koy wax damay gis ñenn ñi di yàkkamti naan waaw lu tax confiné wu leen ñëpp tëju leen man leen lépp xalaat la te lépp da ngay am en tout cas humilité ni ko tubaab di waxee pour di déglu itam ñi nga xam ne mooy seen wàll mooy professionnels yi ak techniciens yi waaye boo jëlee secteur bi maa ngi nuyu bu baax Adja Siga di rafetlu ñoom seen taxawaay ak seen liggéey parce que wax na la léegi ci marché bi exemple la parce que bés bu yàlla saak waxtu ne directeur ba fa ne la ñu def ñoom moom mu koy yónni ci ay vidéo moom mu koy yónni ci ay image parce que xam naa ni bëgg na dalal suñu xel parce que marché boo xam ne juróom-ñetti junniy nit ñoo fay dugg en moyenne par jour loolu xam nga am na solo am na solo waaye nag koom gi ci ne parce que la fay jóge di dugg ci biir askanu Sénégal maanaam ci gox-goxaat yi loolu lu am solo la ma fàttali ni tey ci suñu dundin ñun jën ak lépp luy jóge ci géej daf ci am solo lool ni danu ma jafe ma traduire ko waaye li ñuy wax protéine apport en protéine bi sénégalais yor 70% maanaam juróom-ñaari fukk yi ci téeméer boo jël ci produit halieutique lay jógee maanaam ci jën ak di xeetu jën lay jóge kon loolu xam nga ni dafa am solo ci suñu dundin secteur bi muy secteur bu am solo parce que fi may wax ak yow nii booy xool ci secteur yi nga xam ne dañuy duggal ci Sénégal li ñuy wax ay recettes en devise moo ci jiitu
kon loolu xam nga ni bu dakkee bu aéroport taxawee port am ay restrictions forcément ña ciy liggéey dañ koy yëg benn exemple laa lay jox rek mooy boo jëlee tey fee ca Joal samay service ñu ngi ma doon wax ni lañ fa daan wàcce ci capture wàññeeku na de 75%. kon ko daan am téeméer mu desal la tey fukk ak juróom xam nga ni forcément impact baa ngi fi ba pare nag muy ay sama askan mool ak yooyu ñoom ñaq jëriñoo la ñu xam maanaam du ku ñuy fay weer donc dañuy liggéey ca liggéey boobu la ñuy dundalee seen njaboot ca la ñuy tedd kon loolu lu ko dakkal rek forcément dana am lu ci metti moo tax sax damay profiter ci plateau bi wax ni lépp lu ñuy xalaat ci réew mi ci wàllu en tout cas équilibre nañ ci sóoraale bu baax pêche bi ak képp kuy yëngu ci pêche naam pêche artisanale nga nekk wala pêche industrielle wala yaa ngi ci mareyeurs yi wala yaa ngi ci femme transformatrice yi parce que ñooñu ñëpp xam naa ni dañu ñaan yàlla lii bañ a yàgg parce que bu yàggee dana metti ci ñoom waaw dina metti parce que day faagaagal li nga xamante ne moom mooy koom-koom bi mooy ba tax rek mooy li nga sensibiliser noonu askan wi pour que nga xamante ne dañuy daal di teel a mën a toog ci biir kër yi ñi nga xamante ne ñoo war a mën a dem pour indi rek bu ko defee ndooyeen yeeg jaay ñi nit bañ ko daal di bañ a jooy ndax xam naa jën yi moom bu manqué du leen arrangé xaw ma ne monsieur le ministre nu muy def nag ak keesu jën yi waxoo ko de mais xam nga tey moom mooy li nga wax rek koo xam ne amoo yitte bu la obligé nga génn dimbali ñu nga toog pour que ñi nga xam ne tey ñoo war a uti te ci lu métti parce que xam nga man mooy dégg samay ndaw mool naan ñun saa yu ñu dem dañuy jéggi siraat waaw ko xam nga liggéey genre boobu kooku dañ ko war a fonk donc ñooñu tey ñooy dem indi li nga xam ne moo ñuy dundal ñooñu it fi ñu ne ci quai yi forcément il faut ñu am organisation maa ngi nee naa la sax maa ngi sant bu baax ñoom in siga parce que mareyeurs yi ñoo jiitu ci seen i organisation jël seen i alal def seen i caravane dem ci marché yëpp quai de pêche yëpp sensibiliser leen may leen ay produits de désinfection ba pare ànd ak ñoom nettoyer quai ba pour joxe exemple macha allah loolu bu ñu ko defee tey préfet yi xam nga tey première mesure bi président de la république jël mooy tere ndaje déjà que dugg nga ci sama deuxième question bi bu nga xamante ne mooy ci côté foofu ngay wax noonu ci quai de pêche yi nga xamante ne organisation yi comme ni nga ko waxee ak rassemblement yooyu nga xamante ne dañ ko fay tere yéen mesure nga ci jël en tant que ministre ñun dañu jël mesure yu bëri mais une fois que benn mesure couvrir la ca des xam nga autorité administrative yi dañ koy décliner une fois ñu tere lépp luy ndaje ak yooyu quai de pêche bi dafa sensible parce que soit da ngay arrêté napp gi te arrêté guñ ko donc li ci des mooy nga organiser ko. waaw jël ay matuwaay te dama seetlu ni autorité administrative yëpp dañu jël ay arrêté pour organiser ko yii ñu tëj ko ay waxtu la ca des nag ci waxtu yooyu ñu gis ci peut-être ay rëq-rëq par exemple amoon na moment ñu gis ay quai yoo xam ne dafa bëri woon ay nit biñ ko saytoo li ko waraloon mooy dañu quai bi dafa am ay waxtu yu ñu koy tëj am ay waxtu yu ñu koy ubbi te waxtu yi ñu koy ubbi nag dañu irandoo ñëw mu indi attroupement boobu loolu ba ko préfet bi gisee mu soppi arrêté am pour jëm ko adapté muy benn ñaare bi man damay toujours préféré waxtaan ak acteurs yi pour jiital leen loolu may def ci pêche bi dinaa ab ba ñu yeggee ci Dakar Plateau dinaa la wax itam exemple yooyu laa doxal parce que dama jàpp ni tey fi ñu toll mooy jéem a aar nit ñi ne tollooguñ ci yenn bërëb mais foofu par exemple li ma wax acteurs yi bi ñu mën leen seet dama leen ne yéen a mën a am taxawaay bi tax man du ma am nécessité tëj seen quai préfet du am nécessité tëj seen quai mooy lan na set mooy mesures yi ñu digle yëpp na nekk ci biir quai bi mooy na ngeen distance sociale bi na ngeen ko organiser maanaam par exemple di organiser dugg bi ak génn bi net que fa muy duggee ak fa muy génnee fexe leen mu wute ba pare na nit ñi dugg par vague bu ñëpp duggandoo ak benn une certaine distance ki fa dugg bu ñëwee na def la fay def soxlam génn ci saa si ñibbi ba mu fa toog beneen bi mooy ndaw yi ma fi gis ñu bëre fexe leen buñ fa nekkati xale yi nekkuñu vacances dañu toog seen i biiri kër c'est vrai nag doomu mool moom
tefes la xam waaye nag ñu jàppale xale yooyu ñu téye leen ci kër yi parce que seetlu naa ni ci ful gi li ci ëpp ay ndaw la yoo xam ne amaana du liggéey tax dañu daan fortaatu dañ ciy am dara waaye loolu nañ jàpp ni période bi mayewu ko kon ñu téye loolu bu ñu ko defee doxalee xëy na danañ mën a préserver activité bi mu continuer waaye bu ñu ko doxalul ba mu nekk un point de risque forcément danañ obligé xëy na comme ni ñu ko defee ci yeneen pàcc tëj ko te tëj bi nekk macha allah du doon loo xam ne day arranger kat waaw du doon luy gën te defe naa lépp loo xam ne organisation la rek jaar na ci la dina tax nit ñi mën a am yenn jàmm yi nañu organiser wu rek defe naa soxna loolu moom moo ci nekk li nga xamante ne moo ëpp solo organisation bi jërëjëf sauf si samay kàddu si kàddu sunu ministre li mu wax ni dana dañuy organiser wu dëgg la ndax maa ngi siy gërëmaale sax di nuyuwaale sunu président Pape Ibrahima Diaw ku am taxawaay si lii mu wax la ndax bu ñu jëlee anam si moom mooy sunu présidente mooy sunu président di nuyuwaale Mamadou Sow bokk na si ñoo xam ni tey dañu bàyyi seen liggéey fi mu toll nii bàyyi seen jot wër taxaw si ak ñeneen ñu mel ni ñoom nag ndax kuréel bu ne dafa am loo représenté si pêche si ñun ñi xam ne ñu ngi liggéey si jën ak yeneen kilifa yi xam ni ñu si jën bi dañu jug am na ñoo xam ne liggéeyatuñu danoo ngir di wax nit ñi leen di aar ba si marché boo duggee marché poisson léegi am na organisation yoo xam ni dañoo bàyyi seen itte ak seen liggéey di wax nit ñi ni ñuy def fi ñuy jaar ñu bana jege woo te loolu yëpp pour bëgg ñu aar suñu marché fi ñu toll 4 heures ñu toll 6 heures bi xam ne ci ñuy ubbi soo egsee da ngay fekk suñu directeur fekk ñu koy jàppale ñu mel ni ñi fa nekk Diop Soare wala ñoom Amat Cissé ñëpp mu saw ñëpp daal dañuy bàyyi seen itte tey bala joolaa ñëpp léegi bàyyi nañu heure bi ñu daan xëy sax di liggéey ñëw pour taxaw si nit ñi am na buntu bi ñuy duggee am na buntu bi ñuy génnee te képp koo xam ne yaa ngi dugg daal la doo dugg te yoroo masque doo boo dugg te raxasoo loolu lépp li ko waral nag pour aar marché bi waaye pour aar askan wi ndax loolu mooy tax tey lii président bëggal nu tekk si loxo suñu ministre bëggal nu ko ba kenn duñu tëj ndax li mu wax nii marché dafa doy waar liy dund si marché ak liy dundal si marché moom ni mu ko waxee sax am na loo xam sax ñun ñu koy dund leen gën a xam te côté boobu ngeen nekkee noonu cet gi dafa am solo bu baax te ñun danoo nekk liggéey boo xam ne danoo nekk social li nit ñi wax dimbalante su ñun la fekk baax fi may waxee yow nii boo xëyee toog sa place am na ñoo xam ne fi ñu toll mënatunoo génn dañuy yónni seeni doom wallaay azim nga jàpp leen waaye waxuma loolu bari na ñoo xam ne bu ñuy dugg marché du ni dara paas bi ñuy paasee sax mënatuñ ko am ndax metti waaye jamono bi suñu ñëwee dañ ngay lijjanti jën ñu dem jaayi am si dara am na ñoo xam ni dañuy ñëw ba si bunt bi yónnee nga dox leen lu ñu paasee lu ñu mottalee paas te léegi ñooñu ñëpp mënatuñu ñëw ndax si situation yi toll bari na si trop fii may waxee yow nii bari na trop am na ñoo xam dañuy dem ba si bunt bi wala téléphone ne la yónnee ma lu ma mottalee paas xam nga kon kooku bu toogoon këram ñëwul bu yàggee waa këram dana metti ñoom kon lii ministre wax di jàppale di jàpp si lii président wax kon loolu moom dañu ñaan yàlla yal na yàlla gën noo jàppale ba yéene bi am si réew mi ak si njabootu pes yàlla jàppale si ba lépp sotti te bu sottee yaakaar naa ni dana baax si ñun marié xam ndax seen ministre bu mu ñëwee léegi def na ci ay jéego bu baax def na jéego ndax lan mooy jéego première mooy waxtaan ak acteurs yi yëg acteurs yi di leen déglu moom xam nga moom lañ war a di waaye moom moo ñuy déglu nit nag bu fekkee yaa ngi liggéey ak moom gën a oyof di yaatal kon kooku yaa ngi liggéey tamit bàyyi ñu xel lool nag yërëm ñu kon kooku tamit mu ngi def si pees loo xam ne ñu ñaan yàlla yàggal ko fi di gërëm nag ñi fi jógee tamit ministre de la pêche Omar Gueye ak Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moom la remplacé waaye moom mi ngi siy def acte boo xam ni tamit alhamdulilah yal na ko yàlla bàyyi xelam te yokk ko baax a baax
mu doon loo am solo comme ni nga koy waxee rek ni nga waxee noonu madame la ministre laay wax Aminata Mbengue Ndiaye moom jigéen di mën góor laa koy waxee saa su ne sama yaay jooju maa ngi koy nuyu bu baax di ko sargalaal monsieur le ministre defe naa il faut que ma cabaxaale loon ko loolu laaj ko xool yow ba nga fi ñëwee léegi ndax am na ay jéego yoo xamante ne def nga ko ci li nga xamante ne mooy côté pêche bi ndaxte tamit tungu ne du teew ñuy nataal am na ci yoo xamante ñoom rek lañ ko mën a laaj pour ñu mën koo firndeelal li nga xamante ne moom mooy askan wi defe naa ne ba tey dégg nga monsieur le ministre defe naa gis nga dégg nga gaal yi nit ñi nga xamante ne dañ leen di transporter en tant que ministre de la pêche boobu moom dafa nekkoon boo xamante ne ma tax ne monsieur le ministre Alioune Ndoye nga am dama ne ko boobu mooy sama question bu njëkk xanaa parce que loolu doon na loo xamante ne ci jamono yi ñu toll nii war ngeen ci taxawaay bu nga xamante bu dee am na d'abord dama lay laaj ndax xam nga ci loo xamante ne lu la leer na ndax nee nañu gaal yi dañuy jël nit ñi di leen jàllale te jamono jii nii gis ngeen ne dañoo arrêté lépp lu nga xamante ne mooy transport bu fekkee yow yaa ngi ci fànn boobu te ñuy def loolu bu fekkente ne am na nga indi ñu ci ay leeral waaw xam nga ñaari fan ci gannaaw presque une heure du matin la ma grand Serigne Pape Diagne woo ne ma fecce yéen ak li ko wër am na ñaari gaal yu mag yu yëpp ay nit xamuñu fu ñu jógee ndax bitim réew la am déet bëggoon fa teer askan bi jóg bañ may sant déjà askan boobu waaw parce que taxawaay def nañ taxawaayu fulla bi loolu amee mu ne ma sax jot naa ci wax sax ak ministre de l'intérieur kon ma jàpp ni jarul turoon may woo ministre de l'intérieur waaye moo woo tout de suite colonel Ndiaye bi nga xam ne moo yor suñu DPSP mooy protection un peu suñu géej ak yooyu bi ma ko wooyee wax ko mu ne ma kon maa ngi woo léegi marine nationale ak suñu service yi fa ne parce que ñun dañu am ay service déconcentré kon ci la ñu yabal ci saa si foog naa ñaari navette marine pour ñu jéem a saytu loolu waaye xam nga rek ci guddi gi ak ay gaal fu ñu mën a teer waaw nit ñi te gaal bu amul signalisation amul dara nit ñi jotuñ cee dugal en tout cas jot ci ñoom mais ci après recoupement yi ñu def dañ ne woon jàpp nañ ne du lu jóge bitim réew waaye ñu jógee ci yeneen i dëkk Sénégal bëgguma lim dëkk parce que stigmatisation lay doon waaw même ñun ñi sax jëmew ñoo cité dëkk yooyu voilà bëgg a yegg si Ndakaaru mais puisque dañu def ay frontières dañu tere loolu ci yoon bi ñu jéem ko jaare loolu ma jàpp nag ñooñu d'abord ñu ngi fooyee seen i bakkat ba pare ñu ngi def loo xam ne c'est totalement illégal bu ñu leen ci jàppee dañ leen ciy tëj ba pare di menacer aussi yeneen population yoo xam ne ñoom ñu ngi tënku ci li nga xam ne loolu la nguur gi dogal ma wax ni boobu ba léegi d'ailleurs ay dispositifs nit ñi jël nañ ko pour jéem a loolu bu amee ñu mën leen localiser te nañ ko localiser bu ngeen seetloo ci wàllu transport routier te oto yi nga xam ne dañ leen jéem a jël àll bi di contourner ñenn ñi sax ñu defeere leen ci borom gaal yi ni ñu xam ne loolu moo leen di xaar ak ñi koy jël kon loolu effectivement dégg nañ ko taxaw nañ ci pour l'instant nag amaguñ kuñ ci jàpp parce que géej moom dafa xaw a te nag sama mbokk yi dañoo mën géej dañoo mën géej te comme lu am la daal na ci nit ñi gën a bàyyi xel ñu bàyyi ci xel mais vraiment may gërëm bu baax suñu mbokk yi dëkk ci tefes yi nga xam ne loolu bi mu amee dañu taxaw tem ne du fi amee loolu mooy fulla loolu mooy aar seen njaboot parce que yooyu xajul ci suñu village traditionnel yi il faut vraiment suñu village traditionnel yi gën a vigilant que ñëpp parce que ni suñu village yi bindoo la ni ñuy dundee ñun suñu biir ñun du ñu ay njabootu tugal nga xam ne borom kër la soxnaam ak benn doom wala ñaar ñun ay concession la ñu yor am nu ñuy dundee maam ba léegi kon loolu dafa jar ñu ànd ceeg fulla bu mat sëkk pour ñu nit ñu aar suñu bopp jàppale nguur gi ci digal yi mu teg waaw daf ci doon lu am solo parce que comme nit ñi dañ ko doon wax mu doon loo xamante ne yéen bu ngeen toogee di ngeen ci mën a indil askan wi loo xamante ay leeraange lay doon parce que tamit bu fekkente ne loolu am na muy jóge bitim réew ak ñu jóge Sénégal moo ci bokk yem comme dañ ne ñëpp nañu toog seen place defe naa ne ñëpp toog seen place comme nag jël ngeen ci ay matuwaay loolu tamit dañ leen ciy jaajëfal bu baax parce que loolu rek moom moo tax ñu teg leen fi aar askan wi ndax nee naa leen poste ministre du ñëw rek di nooyal di tëdd ko jóg de doo nelaw de parce que lu xew moom bu dee 4 heures du matin lañ danañ la woo te buñ la woowee par force di nga jóg parce que am nañ suñu benn xarit bu ñu koy tooñee sax booy toog di naan ataaya sax mun na leen yéen ñu dénk leen suñu réew ngeen ne fi di jóg naan ataaya jóg leen liggéey kon mais nag mbiru lii man pour man équation bi maanaam
li ñu koy tax a gagné. ci lu gaaw. mooy askan bi. askan bi taxawaayu askan bi. moo ñuy jox résultat léegi. wala danañ ko ami ci lu yàgg te day gën a metti. day gën a day metti ci ñun. muy dëgg. waaw mu doon lu am solo li nga xamante ne monsieur Alioune Ndoye wax na ko monsieur le ministre nañu toog muñ bu ñu muñee tuuti rek mbir mi raxasu fi ba set ku nekk daal di xëy daal di dem ci say activité Adja Siga lan nga ci bëgg dool balaa may dem de ci jëli ci élément. li ma si bëgg a dolli mooy gën a ñaax sama mbokk baana yi. ak mareyeur yi ñu gën a góorgóorlu. ndax xam na ni pees li muy jur. ak li muy dimbalee. ak li xam ne tey jariñ na ko si réew mi nit ñi xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk foo xam ni bari na jafe-jafe yoo xam ni xam nañ ko si doomu aadama yi te dara taxul ñu xam ko loolu seen jafe-jafe ak mettiwaayu jamono lii xam nag baax yàlla baaxee na ndax ñu ni tëj kat dafa nu yàlla tax ñu bàyyi leen fi ñun ñu fi bàyyi tam dafa nu yàlla tax yàlla bàyyi ñu fi waaye daal ñun ñu fi yàlla bàyyi ba ñu nekkandi di taqale ngeen jot seen wërsëg li leen ñaax mooy ngeen gën a góorgóorlu ndax lii boon si góorgóorloo yàlla mën naa dogal si kàttanam mën nanoo génn si lii te duñ si am benn jafe-jafe te daanu continuer liggéey waaye bu fekkee lii ñuy sant taxawun si mën nanoo indi jafe-jafe kon bëgg naa ñëpp koo xam ne yaa ngi yëngu foo mën a yëngu sax waaye pees moo si raw nga gën a góorgóorlu si lii ñu ñuy bàyyiloo xel muy raxasu camp yi tamit ñu bañ a di denandoo loolu daal bëgg naa ñu ñëpp ñu bokk si bàyyi xel am na solo macha allah mu doon waxtaan boo xamante ne waxtaan mujj ay la damay dem régie jëli élément dellu si waat ci plateau bi ñu daal di eggale waxtaan bi bërëb boo xam ne ni dañ ci jaay jën bu soppeeku la ñu gis fii ci Pikine nag lépp la ñuy saytu fii nag pour dugg fii faw nga jaar fi nga xam ne ni da ngay raxas say loxo yi lii nag mën nañoo wax ne sax forcé la. matukaay moom am na solo wax dëgg yàlla depuis ñu dégg feebar bi ba léegi saay bu ñu xëyee 3 heures du matin ba saay bu ñu xëyee 3 heures du matin la ñuy teg bërigo yi ku dugg da ngay raxasoo soo raxasul boo demee ba fee sax dañ lay génnee nga raxasu ba set ñu defal la détergent bi nga def sa loxo doogu dugg si biir. boo duggee ba pare booy génnaat tamit même chose waaw cela veut dire que doo indaale te tamit doo yebbaal feebar fii si marché central incha allah. ci beneen buntu bi nga xam ne nii oto yi ñoo fiy jaar nag fii sax ab policier lañ fi taxawal moom nag mu ngi saytu lépp waaye tamit mu ngi yor ab gel hydroalcoolique solo si nag mooy fii képp kuy dawal dugg fi nag dina la ci jox nga raxas say loxo ci loolu nag am na sax ay thermoflash yoo xam ne ni dañ koy jëfandikoo ngir saytu température yi nga xam ne ni ñoo ñëw ci marché bi. léegi marché kenn mënatu fi dugg muy fu waa tànk yi duggee fi waa oto yi di duggee te raxasoo sa loxo désinfecté wun la ba mu leer ni yow sa loxo jàngoro bi su si nekkoon dañ na nga daal di dugg si marché bi. ndax lu may wax chaque jour virus bi dafa ñàkk kersa il faut pour nu daan ko il faut nu gën ko ñàkk kersa. mooy lan ay nuyoo dakkal nen ko ay laamiso ay toog waxtaan ku pare sa liggéey nga dem ñibbi. lii nag ñu jiite marché bi ñoo ko jël ngir xeex li nga xam ne ni moom mooy coronavirus fii sax soppi nañ heure yi nga xam ne ni moom la marché bi doon tëj solo si nag mooy raxas ko bés bu yàlla sàkk. au lieu ñuy tëj 5 heures léegi nañuy tëj 2 heures 2 heures su ko tëjee ñoom ñëpp dañuy ànd génn nu daal di pomper marché bi yëpp fu nit yi di toog fu nit yi di dajaloo yëpp nu pomper ko ak ndox ak eau de javel ak HTH benn produit bu am solo pour que marché bi ñu désinfecté. lii nag benn kuréel boo xam ne ñu ngi ko duppee comité chargé de l'alerte du suivi et de la sensibilisation ñoom ñoo koy dawal nag ñoom sax taxawal nañ fi fond boo xam ne solo si mooy dajale koppor ngir mën a amal liggéey bi. fii nga xam ne ni moom mooy marché Castor nag lu ñu nemmeeku mooy amul benn matukaay boo xam ne jël nañ ko bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne ni moom mooy délégué bi. noo ngi jël ci suñu moyen bopp di ci taxaw di ci def lu ñu mën sel bi ñuy jël dañuy jël ay eau de javel jël ay saabu di ko raxasoo dama leen di wax itam di leen influencer di wax pour ngeen jóg ak danger bi mu am ak li muy def ci réew mi kon kenn ku ci nekk na jël sa matuwaay. ba tax nag ñoom ñi kenn ku ci nekk bari na ci ñoo xam ni ñu ngi jël seen i matuwaay di jël seen sel di raxasoo di jël seen eau de javel di raxasoo. fii ci marché Castor nag jaaykat yi li ñuy sàkku mooy ñu taxawal fi bërëb boo xam ne ni dinañ fi mën a ñëw raxas seen loxo ginnaaw ñu dugg ci marché bi lii nag ñoom sax ñu ngi koy sàkku ñu def ko ci marché yëpp nekk fii ci Sénégal. am na solo macha allah monsieur le ministre noo jàngatee élément bi. waaw mooy li ma doon wax sànq rek di gërëm bu baax monsieur Mbaye muy directeur. marché central au poisson
waaye it ñi muy liggéeyal yëpp parce que sànq Adja lim na fi ñoom Diaw ñoom Sow ñoom Mbeng ñoom ñëpp daal vraiment jàpp nañ ci liggéey bi ba pare dañ nekk en avant-garde ba pare di joxe exemple moo tax ma ne fi ñu toll nii damay féliciter bu baax directeur marché bi ak équipe am ak acteurs yi muy liggéeyal foofu parce que ci cohésion la ñu def pour xeex loolu ñuy xeex parce que quand même mareyeur dafa sensible da ngay jógee Ndakaaru dugg ci biir Sénégal moo tax ñoom it d'ailleurs métti na parce que tey camion ministère des transports daf ko réglé ñaari nit maximum ñoo ci ne ñu war a sol ay masques et cetera donc yooyu yëpp dañ ci war a tënku ba pare désinfection bi muy wax dafa am solo parce que produit bi il faut ñu assurer que ni produit bi génn fii vraiment am na suivre na un circuit boo xam ne dafa sécure te ma jàpp nag marché yëpp tey dañoo war a tënku ci exemple bi te à la rigueur mën nañ ko jël sax comme base minimale boo xam ne bu ci marché tënkuwul dañ ko war a tëj am na solo Adja Siga loo si bëgg dolli waaw li ma si bëgg a dolli mooy li mu wax rek sa marché bi dañoo ànd ndax bi affaire bi ñëwee góor ak jigéen mag ak ndaw ma si nuyu wàlla président Thierno Mbengue ak ñi mu nekkal ñëpp ku mel ni wax delluwaat si ma saw rek danoo jug ñoom ñoo jug ànd ku mel ni waa Joola bàyyiwunu daf délégation ànd ak doomu aadama yi képp koo xam ne yaa ngi si marché bi dan laa woo nga jiite kuréel dan laa woo waxtaan ak yow pour nga waxtaan ak sa kuréel wax la li xam ni moom la ñuy bañ wax la li ñu bëgg wax la ne la lii kat ñuy bañ soo si àndee daan ko doxal soo si àndul daan ko doxal alhamdulilah ñëpp bokk si ànd te xam ni loolu mooy njariñu marché bi ñu nangul ko directeur nag ndax directeur sunu yokkute rek la bëgg sunu avancement la bëgg lépp lu maa def ba nit ñi mën a liggéey maa dimbali ko loolu da si taxaw heure bu ne amul benn bis boo xam ni doo xëy laa wax de fekkoo marché bi nit ñi taxaw pour taxaw nii ñu la ko wanee noonu lay doxee kon loolu lépp nag pour bañ ñu tëj marché bi la pour ñu bañ tëj marché bi nag ñun ñoo ci sunu taxawaay moo war a gën a taxaw pour ñu bañ tëj marché bi sunu taxawaay nag mooy ñu gën a ñaax doomu aadama yi comme ni président ñaaxee doomu aadama yi wan leen ko si raxasu bi ni ministre wanee nit ñi suñu ministre wanee nit ñi ne leen lii kat suñ sañoon ngeen jàppale ñu si ndax jàppale si mooy ñu jox cër li xam ne tey mooy feebar bi ndax feebar boo xam ni tey munoo wax ni fii la nekk munoo wax ni kii la dal xëy na yàlla mi musle mën na laa musal ba nga mucc si waaye nag yow daa yaay fagaru nag si lii ñu la sant ci nga mën a fagaroo fexe ba lii ñu la wax nga def ko di ko jëfe te di ko doxe nag ndax am nañ kilifa goo xam ne tey Adja Fatou Touré heure bu ne daf ñuy woo waxtaan ak ñun ndax dañ ko jiital sunu kanam jël ko heure bu daf ñuy woo daf leen nangam bu ñu ko gisul sax daf leen nangam taxaw leen si lii man kat moo fi nekku sax na ngeen xam ne lii mooy dëgg ndax marché ba na avancé kon loolu moom dañ ciy sant baax a baax di gën a loolee sant daal suñu ministre si ñaax bi ñuy ñaax si li ko président jox moom tam mu jox ñu ko teg ko suñu loxo directeur pour ñu mën a gën a góorgóorlu su lii pour ñu mën a avancer jëm kanam am na solo macha allah di vraiment di insister di sant bu baax acteurs yi parce que xam nga mënoo jël alkaati nga teg ko ci sénégalais bu ne déedéet moo tax tey acteurs yi ñoom seen boobu bu ñu soppale ko nekk ay agent presque de l'État pour di ñu jàppale ci liggéey boobu dañ koy rafetlu waaye yemuñu foofu sax dañuy jël seen alal di ko dajale di ko ci def man daf ma touché trop keroog sama bureau dañ ma ne damay wàññi recevoir bi xam nga rek waaye dañ ma ne Union nationale des artisans pêcheurs du Sénégal ñoo dajale seen alal ñoo ne dañu koy participer ci force Covid bi macha allah dajale seen million war ko indi il faut ma wax ko fii parce que exemple la parce que wane nañ ni lu mu tuuti daal bëgg nañ ci feeñ ñoom ci xew te loolu day fekk ñoom la ñuy def déjà ci terrain bi ci quai yi tefes ak yooyu ci beneen pàcc union bi nga xam ne commerçant yi nekk fii ci Kermel ak Sandiniéry ñooy dem dajale seen 2 millions ñëw indi ko ne dañoo bëgg jàpp ci force Covid loolu moom war ko jébbal trésor
dañ koy rafetlu donc acteurs yooyu bu ñu demee ba impliqué wu d'abord fa ñuy liggéey def li ñuy xaar ci ñoom ba pare di jël sax ci seen alal di ci dugal loolu mooy ñooñu déjà dañu approprier lutte bi ba pare ils sont convaincus te loolu lu am solo la waaw loo bëgg a dolliwaat ci li nga xamante ne mooy côté pêche bi te laajuma la ko balaa ñuy dugg ci li nga xamante ne waaw parce que xam nga yow bon man ministre des pêches laa nekk maanaam lépp luy pêche artisanale pêche maritime pêche muy aquaculture ak pêche continentale bi loolu mais loolu du ministère bi rek li ci beneen pàcc bi ci am solo mooy économie maritime bi waaw te foofu it nga may moom gërëm bu baax direction générale port ak ñi mu àndal ñëpp ak équipe am waaw mais itam ak acteurs yi fa ne yëpp parce que nag port de Dakar au moins 90 à 95% ci suñu économie koom-koom fa lay jaar waaw donc xam nga loolu am na temps ñuy naan dañu tëj aéroport ak yooyu waaye bu ñu tëjoon port bi lay gën a ñàng waaw lay gën a métti mais imaginez que depuis le 3 février déjà la ñu commencé jël ay dogal yu jëm ci suñuy frontière maritime parce que 3 février la ñu dogal ni bateau mënatul dugg Sénégal te jaaroo port Dakar maanaam mënoo jaar ci port secondaire yi ay Carabane ak yooyu te jaaroo d'abord port Dakar parce que foofu la ñu defoon point d'entrée unique dafa benn équipe organisation médicale bi war ak organisation pour saytu lépp luy dugg si naam da nga naan par exemple loolu déjà mooy cargo yi nga xam ne tey arrêté wuñ ko waaye dafa am ay procédures yu xaw a takku yuñ ci def parce que président bi mu jëlee ay dogalam ñun dañ ci xool suñu spécificité secteur ñu yokk ko ci pour justement am résultat bi mu bëgg moom tey par exemple benn bateau buy ñëw Ndakaaru mais dañ ñuy wax fukki port yi nga mujj fréquenté te service bi dañu xool bi nga mujj fréquenté 10e port bi est-ce que niveau sécurité ba mu yor moo ëpp niveau sécurité Ndakaaru wala moo gën a yées yooyu yëpp day indi ni ñuy comporté wu nga war a di ñu wax sa équipage wax ñu sa équipage boobu fan nga ko embarqué nan nga ko embarqué loolu lépp da nga koy ay information yooyu ñuy yónni balaa ngay yegsi la te boo ñëwee yaa le médecin de mer bi nga xam ne équipe bi dañuy saytu loolu lépp balaa ngay mën a moo tax Dakar am na ñu ma ko wax naan ma da ngay gis ay bateau yu bëri ñu ngi xaw a rang parce que nag dañuy respecté loolu maanaam sécurité entrée maritime bi dañ koy demoon naa sax ba bi ñu amee jaaxle ñu analyser gis nga ni tey dakkal nañ liaison maritime bi nga xam ne Dakar Ziguinchor loolu te yàlla musal nañu sax parce que demoon nañ ba am fa cas suspect yàlla musal ñu donc loolu tey dakkal nañ ko parce que liaison la boo xam ne équipage bi ak nit ñi mën na weesu ñetti téeméeri nit ba pare ñu war a confiné wu lu ëpp fukki waxtu ak ñaar donc risque yi bëri woon na trop ci loolu it la ñu dakkal tey par exemple liaison maritime bi dem Gorée nga xam ne tey ku dëkk Gorée rek moo ko mën a jël touriste mënatu fa dem wala keneen mënatu fa dem loolu dañ ko dakkal donc yooyu yëpp pour vraiment def en sorte que jàngoro bi man bañ a jaar itam ci suñu frontière maritime moo tax boo tuddee gaal yooyu di jéem a contourner loolu dañuy jàpp ni tey responsabilité bu mag la ñu jël ci seen wàllu ñoom seen bopp waaye ci wàllu askan bi ak wàllu nguur gi il faut ñu insister pour que ñooñu bañ a wàcc lii yoon dogal tey mu doon loo xamante ne lu am solo la monsieur le ministre xam nga tey mënuloo fee toog Alioune Ndoye nga nekk maire Dakar Plateau lu ñu munti waxtaan ci loolu nga xamante ne moom lañ la gënoon a ràññee mooy casquette bi waaw casquette bi la gën a neex waaw kon nag macha allah lan nga ñu ci mën a indi ci li nga xamante ne président jël na ko ci matuwaay ci sa gox lan nga ci jël comme ay matuwaay waaw xam nga ñun bi mu dooree rek li ñu xalaat d'abord mooy que ni Plateau ni mu bindoo il faut ñu xool li may wooye les points noirs points de risque yi parce que Plateau macha allah nit ñi dañ fay daje donc tout de suite li gën a metti mooy yenn marché yi ni mu bindoo donc ñu insister tout de suite ñun tey benn marché bu ubbeeku la ñu am maanaam boo xam ne marché la boo xam mën nga ko tëj rab mooy Kermel bi am ay digal yu leer yi ñu fa jox responsable yi ñoom Balla Sall ñu ngi may dégg pour ñu koy doxal ñu may leen itam ay gel et cetera waaye ñu woo suñuy rak suñuy jarbaat ñi nga xam ne tey ñoom la ñu wooyee les marchands ambulants woo dajale leen ne leen surtout Petersen ni mu meloon Petersen était un véritable point de risque
surtout que du ma leen ko lax ay cas commencé na feeñ en tout cas ci ay plateau yooyu kon loolu bu amee suñu sécurité ñun waaye ñoom it seen sécurité foo ñu waxtaane ko waxtaane dëgg ci laa leen woo ne leen lii situation bi actuelle mënul nekk parce que bu doon marché la sax mën naa leen wax dañ koy organiser dañ koy tëj waxtu ubbi ko waxtu waaye yéen ci mbedd bi ngeen ne dëgg la kon il faut dama leen di ñaan ngeen waxtaan seen biir bu doon sama sago mooy ngeen dakkal seen activité ci période bu metti bi ñu ne mais ci sama surprise bu neex ñoom dañu waxtaan seen waxtaan ñëw na ma ànd nañ ci ba pare sax ñun dañoo bëgg nga wool ñu presse ñu waxal ko suñu bopp ñu woo leen seen presse ñoom seen bopp ñu woo presse def point annoncé ko ma leen ci gërëm bu baax kii di ñoom Mame Mor Lo kii di ñoom Dame Badiane parce que principalement ñoo ko jiite waaw loolu responsabilité citoyenne mënu ko weesu parce que ci la ñuy dunde ci lañ leen ne kon nag waxtaan leen ak seen i nit ñu jële fa seen i bagage comme ça ñun lépp lu fa ne ñu ñëw teggi ko nettoyer ko pomper ko désinfecter ko am na solo kooku la ñu def ci wàllu woowu waaye itam suñu ndaw yu organiser créer benn comité de crise ci contre ça commencé dem lépp luy poste de santé état civil lépp foo xam ne nit mën na fa dajale rond point si Sandaga ak yooyu ñu yóbbu fa ay raxasukaay yóbbu fa ay produits boo tontuwaale la question boobu ndax ñu ngi naan ma waxtu bi mi ngi ñuy xoj marché Sandaga bi fan ngeen ci toll marché Sandaga xam nga man 19 mai 2019 la présenté projet marché ka pour tabaxaat ko waaw ay coow judd ci te man nag coow nit ñi dañ foog ne dama ko bëgg waaye bëgguma ko parce que lu ànd ak coow moom vraiment man du li ma yitteel moo tax bu ngeen seetloo boobu ba léegi dama taxaw xam ni man damaa bëggoon defaral ay acteurs te ma seetlu ni yenn yi ci acteurs yi ñoo comprendre bu bari doxal yenn yi ma taxaw di seetaan tuuti ba xam acteurs yi ñoom seen bopp danañ xam fan la seen internet ak fu mu nekkul parce que tey lu mel na commune Plateau taxaw ne projet baa ngi nii mën naa ko tabaxaat loolu la nit ñi mooy seen yitte parce que jàppal ni marché Sandaga ña fa newoon ñu ngi fee champ de course parce que marché bi dañ ko tëj donc du caageen ñi nga xam ne te dañoo yor cantine ci tali bi mais marché bi ci boppam dañ ko tëj waaw du dëgg moo tax tey bu gérer marché Sandaga jafe parce que ci tali bi la kooku aussi il faut maa ngi lancer appel responsable Sandaga yi pour xëy na ma am waxtaan ak ñoom comme ni ma ko amee ak waa Petersen ak yeneen bërëb yi pour que vraiment ñoom it ci yenn décisions yi ñu waxtaane ko ñu jiitu ci balaa peut-être par mu leen di dab macha allah monsieur le ministre xaaral ma jox Adja Siga mu nga tënk tàggatoo ndax ñu ngi naan ma li ñu dese ci si biir xam nga heure bi buy jeex du tàggoo macha allah tënkal nga tàggatoo ma jox damay laaj si port gi bi nekk sax ndax dafa am sunu présidente bu fa nekk ñu ko wax Adja Fat Faye te it macha allah mi ngi góorgóorlu bu baax si ñi mu jiital ndax moom tamit heure bu ne mi ngi soññ waa port waaye tamit may wax nag sama ministre ne ko dama bëgg si lii président di dimbalee na si dimbali ay néew di doole yoo xam ne tey ñun xam nañ seen néew doole xam nañ seen ñàkk xam nañ seen problème ndax commerçante moo gën a xam problème u néew di doole ñoo xam ne tey tamit ma si dolli bonne volonté yi xam ni ñu ngi def te yàlla tax nañ dugg biir marché poisson bari na ñëw doole ñoo xam ne suñu xëysee ñu jara dimbali lañu ñu jara jàppale ñoo xam ne tey ku leen dimbali woon ci financement bu amul benn tegaay daanu maa dem ndax ñun ñi état joxoon financement sax am na ñoo xam ne danoo mujj ñun ñoo leen koy fayal ngir coono bi nekkee kon ñu ñuy tàggu baax a baax di nuyu nag waa marché poisson yëpp di leen wax yokku leen góorgóorlu di nuyu suñu directeur nag di ko wax nag li mu jàpp bu mu ko bàyyi ndax ñëpp nga si naw tamit ñuy ñaan président Macky Sall yal na ko yàlla dooleel si feebar bi xam ne tey ñu ngi si taxaw ànd seeg ministre am ànd seeg waa gouvernement bi yëpp nag sama borom kër bi xam ne tey su ma ñëwee fii moom bàyyi ba ma ñëw ak sama waa kër yëpp nag soxna si tàggatool monsieur le ministre waa tënkal nga tàggatoo parce que waxtu bi jeex na nga may ma surtout ci plateau parce que ay da ngay dégg ay wax ñun commune la boo xam ne dañu organiser chaque année ñu ngi suñu wetu askan ci di leen dimbal lii dab ñu kon xam nga ni suñu loxo mënul wees ren gii bu ma jëlee ci ndimbal yi may dégg rek ci wàllu li ñuy ay lekk ak yooyu ñun suñu appel d'offre ñu ngi ko def depuis le 5 mars
tey gii 15 heures la ko service yi di dépouiller pour wax la gis nga période ba xam nga boobu waxaguñu lii kon ñun ñu ngi ci liggéey boobu wax ni soxna si li mu wax man jokkoon naa ceeg le ministre Mansour Faye ne ko cher frère dama bëgg ca la ngay def xalaat ci ñi nekk ci wàllu pêche femme transformatrice yi marieuse et cetera ñi nekk ci pêche bi waaye xalaat ci itam jeunesse bi ambulant yi ma liim sànq nga xam ne ñoom seen bopp ñoo dakkal seen liggéey donc ñooñu itam bokk nañ tey ci ñi nga xam ne war nañ laa gëstu jërëjëf ñu gërëm la bu baax a baax mais wax na ma lu baax moom li mu fas yéene def plateau waaw mais loolu du demeek dara rek ñun li ñu tàmm def nga xam ne dañ ko def jërëjëf macha allah ñu gërëmaat la bu baax a baax monsieur le ministre ni ma koy waxee rek saa su ne nee naa leen ku toog ci tàkkusaan wax ak askan wi rek dañuy xam ne askan wi ñor na la parce que looloo tax nag ñu teg leen fii macha allah saa yu ñu leen woowee ngeen di wuy askan wi di ñëw di wax ak ñoom ndax communication mooy jàllale li nga xamante ne moom mooy seen liggéey te président noonu la ko bëggee muy communication fekk yéen koy def rek askan wi dañuy xam fan ngeen toll ak ministre bi na ne fan la ñu toll fu ci waaye mënti ne da leen communiquer ak askan wi ndax dafa doon loo xam ne lu am solo la macha allah ma gërëm la yow tamit Adja Siga bu baax a baax sargal la toogaay bi tamit am na solo ma dem ba régie gërëm waa régie yëpp teg ko ci loxo taan Khady Touré gërëm waa maquillage bu baax a baax ñëw tamit fii ci studio bi nuyu sama doom yëpp sargal leen macha allah liggéey bi rafet na mais ma gërëmaat tamit directeur général monsieur Racine Talla sargalaat ko bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi jox leen dig daje ba suba incha allah